أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk sénégalais yi sama mbokk sénégalais yi nekk Italie yëpp maa ngi leen di ziar yi ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di ñaan yàlla mu boole ko ñun ñëpp ci barke Cheikhul Khadim man la Massaer Diané officier immigration et CIS de Venezia maa ñëwaat di indi ay leeral rek ci pratiquement li nga xam ne nii moo jëm ci wàllu régularisation bi jàll te xam ngeen fan yi ci ginnaaw ay maanaam information yu bari génn ci tey wax dëgg yàlla ñu ci bëri ci sama mbokki taalibe yi sama mbokki sénégalais yi ñii di woo ma téléphone ñi nga xam ñi yónni ma ay audio di ma laaj effectivement procédure yi nu muy fonctionner ak effectivement fan lañ ci toll loolu nag moo tax wax dëgg yàlla ma fas yéene def ñaari vidéo parce que damay bañ mu gudd leeral li nga xam ne nii effectivement moo ci nekk actuellement en vigueur parce que information yi bëri na waaye liñ ci wax mooy li nga xam ne nii moom la autorités yi quand même décidé comme pour le moment tam jëm ci contributi yi jëm ci contrat yi ak procédure yi yàlla dogal na bërki démb àjjuma bi passé ñu ngi woon en collegamento ak un responsable de l'INPS nationale et effectivement c'était pour jéem a approfondir li nga xam ne nii moom mooy circulaire bi mu jee génn te jëm ci wàllu contributi yi ak communication ni la vie xam ngeen ne le 11 septembre INPS def na benn circulaire numero 101 boo xam ne nii mi ngi ci doon wax ci contributi yi effectivement bi mu génn nag interprétation yi xawoon naa bëri ba ñu ci bëri effectivement jaaxle parce que xamuñ kan mooy fay contributi xamuñ aussi nan lañ koy fayee c'est parce que leerutoon c'est-à-dire bind nañ texte bi mais ñu ci bëri xamuñ woon nu muy fonctionner parce que ñu ci bëri dañ yaakaar ne ñëpp war a fay contributi loolu nag laa bëgg indi ay leeral su ko defee alors man cee jàppale sama mbokki Sénégalais yi ak mbokki immigré yi nga xam ne nii soxla nañ ko wala boog ñu am ñoo xam ne soxla nañ ko kon li may njëkk a wax mooy décret bi mu nekkee en vigueur ñaari possibilité la amoon la joxe woon donc régularisation bi ñaari possibilité la joxoon datore de lavoro bi benn bi mooy datore de lavoro bi déclaré bu fekkee ne mi ngi doon liggéey lu nit ki en noir mu déclaré ko beneen bi mu déclaré ne daf ko bëgg a liggéeyloo bu fekkee ne da ko soxla pour mu liggéey kon ñaari déclaration bokkul donc ki nga xam ne dafa déclaré lavoro boo xam ne ni mi ngi nekkoon en vigueur avant décret bi nekk décret bi tàmbali bokkul ak ki nga xam ne dafa am intention dafa am yéene assumer nit ki pour jël ko mu liggéeyal ko circulaire bi génn te wax ci contributi yi ñaari import la wax benn import bi 300 euro la benn import bi nekk 156 euro import 300 euro bi mi ngi concerné secteur yi nga xam ne nii mooy secteur agriculture ak activité connexes yi nga xam ne nii ñoo lié woon ak secteur boobu donc dafa waxoon datore de lavoro bi nga xam ne defoon na déclaration te waxoon ne mi ngi doon mi ngi amoon rapport de lavoro irregolare ak un extracomunitario ci secteur agricultura datore de lavoro boobu import bi mu war a fay ci contributi forfaitaire yi 300 euro la loolu nag import bi ñu ngi koy calculale sur la base ci déclaration bi mu def parce que un compte mooy ko wax ne déclaré ne liggéeykat bi en noir 2 mois un compte mooy nga ne déclaré ko 3 mois un compte nga ne yaa ngi ko doon liggéeyloo 4 mois donc durée bi nga xam ne nii moom ci nga déclaré ne yow ci la doon liggéey en noir ba date bi nga def communication bi loolu ci lañ koy calculer donc 300 euros la chaque mois boo déclaré 300 euros la bu dee nag lavoro domestique la te ñu ci bëree bëri effectivement lavoro domestique la d'ailleurs foofu lay gën a concentré wu sax déclaration yi nga xam ne datore de lavoro defoon na ko moom 156 euro la te loolu du ñëpp 156 euro yi ki koy fay mooy ki nga xam ne ni dafa déclaré woon lavoro en noir mais ki déclaré wutoon lavoro en noir du fay 156 euro masalan Massaer bu fekkee ne yow man damaa nekk datore de lavoro wax ne man kat kii laboratoire bi maa ngi koy assumer rek waaye maa ngi leen xamal ne leen mi ngi doon liggéey ci man en noir joxe benn date masalan ma ne le 1er mai la commencé liggéey ci man en noir ba date bi nga xam ne nii ci laay def communication bi man ci laay envoyé demande bi ministère de l'Interno
date boobu ci lay tàmbalee fay 156 euros. donc bu fekkee dama wax ne man le 1er mai la tàmbali ci man donc damay xam ne kon damay fay mois de mai 156 euros fay mois de juin 156 euros fay mois de juillet 156 euros ba ci date bi nga xam ne nii ci laa envoyé demande bi. bu fekkee ne man date bi maa ngi ko envoyé le 15 agosto donc man damay fay à partir du mois de mai 1er mai jusqu'au 15 agosto chaque fin du mois chaque mois 156 euros lay correspondre. donc loolu mooy li nga xam ne nii mooy contributif forfaitaire yi nga xam moom lay fay parce que damaa déclaré lavoro en noir. loolu nag mi ngi dépendre ci communication bi donc man mun naa fay loolu yépp am koo xam ne nii li muy fay mu ëpp li may fay am koo xam ne nii li muy fay mu gën a néew li may fay. donc mi ngi dépendre ci date bi nga xam ne ci nga communiqué yow ci la laboratoire bi nekkoon en noir ci yow ba ci date bi ngay envoyé demande bi. donc loolu je crois que lu mat a leeral la. maintenant bu fekkee sama cas la man nga xam damaa déclaré woon la mi ngi doon liggéey ci man en noir à partir du 1er mai dama def déclaration bi le 15 dama envoyé demande bi le 15 août xam ngeen le 15 août ci la sanatorium bi tëj. donc man à partir du 1er mai jusqu'au 15 août bi ma envoyé demande bi man damay fay 156 euros. léegi nag à partir du 15 août bi nga xam ci la envoyé communication bi man loolu li ci des lépp li ci kanam lépp IMSS daf ma koy yónnee ay bulletins sama kër ma koy fay normalement selon communication bi ma def selon nombre d'heures yi ma déclaré. kon ñaari cas la benn bi mooy li ma déclaré en noir ba fi ma koy déclaré dama koy fay beneen bi mooy fi ma ko déclaré ba ci kanam loolu IMSS daf ma koy yónnee loolu xamaguma ko su ma ko yónnee rek sama kër ne ma nag nangam ak nangam la montant bi nangam la su ko dem fay ko. montant boobu nga xam moom ngay fay 156 euros yooyu yaa ngi koy fay à travers modello F24 bu ñuy wax F24. donc yéen ñi defoon demande bi datore de lavoro yi kenn ku nekk ci yéen fayoon nga F24 500 euros. même modèle ngay compilare seulement rek codice yi nga xam ne nii mooy codice bi IMSS communiqué ci contributif forfaitaire yi bokkul ak codice bu 500 euros yi. ñaari codice moom la génnee fii nii ñett la sax waaye man ci ñaari ci laay taxaw parce que secteur lavoro domestique ci laay wax. koo xam ne ni da nga déclaré woon ne yow kat yaa ngi doon liggéey lu ki en noir joxe date bi war a fay 156 euros yi 156 euros yooyu yaa ngi koy fay à travers modello F24. léegi yow déclaration bi nga defoon bu fekkee ne laboratoire bi da nga wax ne dafa nekk laboratoire boo xam ne da nga koy assumer pour mu defal la assistance à la personne maanaam mu téyel la sa waajur di ko toppatoo di ko taxaw wala mu téyel sa doom parce que dafa handicapé wala yu mel noonu bu dee assistance à la personne la loolu 156 euros yi boo ko dee fay codice bi ngay def ci F24 bi mi ngi am ci FASE donc ci FASE Como Firenze Ancona Savona loolu bu fekkee ne laboratoire bi nga déclaré yaa ngi koy liggéeyloo ci mu taxawu la kenn ci sa njaboot. bu nekkee nag dafa nekk laboratoire domestique boo xam ne nii badante la wala mu nekk kolfu xam ne nii dafay taxawu kër gi di lijjanti mbiru kër gi di toppatoo kër gi loolu codice bi ngay def ci FLD la. donc boo compilaré module bi def montant bi nga war a fay codice bi nga ciy def Como la Firenze Livorno Domodossola la donc ñaari codice la codice bu nekk dafay correspondre ak mention bi nga xam ne nii moom nga déclaré ci laboratoire bi. loolu nag wax naa leen ne montant bi 156 euros la di gën a néew ba ci li nga déclaré yow. pour nga xam nag effectivement ñaata la yow li gën a wóor mooy nga dem ci centre assistance fiscale yi muy CAF yi bul dem ci patronato parce que patronato du def contrat patronato mooy ñi nga xam ne ni ñoo am convention ak ministère de l'Interno di envoyé pratique yi donc ñu bëri seen pratique foofu lañ ko envoyé mais bu envoyé pratique moom patronato bi pare na ci moom deful contrat donc contrat boo ko dee def communication lavoro domestique ci centre assistance fiscale ngay def kon ci CAF ngay dem. wala bokk agence yi nga xam ne nii dañuy def contrat yi ñu defal la sa contrat defal la sa communication defal la sa déclaration compiler la module bi su nekkee ne mënuloo compiler nga fay say nga fay say contributi booy dem tamit yóbbaaleel copie contrat demande bi nga defoon
demande bi ñu la envoyé la woon nañ la ko estampare ki la ko envoyé da nga wax dem ñu estampare la ko nga yóbbaale ko parce que ci la date yi nekk date bi nga déclaré ci la nekk communication bi nga def tamit ci la nekk su ko defee ñu defal la compiler le module bi F24 bi nga dem fay ko léegi nag defal la sa communication Unilab boobu nag yow mi def déclaration wane ne yaa ngi doon liggéey loolu nit ki en noir communication Unilab boobu communication Unilab d'office la maanaam bi nga defee bi nga envoyé demande bi rek ci la comme dirait IMS attribué benn codice nga xam ni kon yow Unilab boobu nga xam ne moom la ñuy wax ne na ko ñenn ñi def te loolu mooy deuxième audio bi mu war a ñëw yow doo ko def parce que def nga ko d'office déclaré nga ko d'office maintenant kon li ngay def mooy da ngay fay say contributi léegi nag ki nga xam ne nii moo lay gérer bu fekkee ne am nga ko sa comptabilité nga xam ne nii bu dee labor domestique la chaque 3 mois da ngay fay contributi yi ñu defal la bu sa paga su nekkee bëgg nga ko su fekkee at bi jeexee ñu defal la kudd boo demee ci ñoom ñu defal la communication yi ci war yépp defal la déclaration yi ci war yépp su ko defee nga toog di xaar chaque 3 mois ñu yónnee sa contributi nga fay ko contributi yi ngay fayat ci ginnaaw bi nag mi ngi dépendre ci contrat bi nga déclaré nombre d'heures yi nga déclaré ak livre bi nga déclaré waaw kon ñaar la contributi yi 156 euros yi mi ngi concerné ñi nga xam ne ñoo defoon déclaration lavoro in nero beneen bi nga xam ne nii mooy deuxième option bi te concerné effectivement ñi nga xam ne nii dañoo waxoon ne dañoo am intendono come dire concludere un rapport di lavoro maanaam dañoo amoon yéene assumé nit ki envoyé demande bi kooku am nga choix yow bu la neexee nga xaar préfecture mu convoqué yéen ñaar laboratoire bi ngeen signé seen contrat su ko defee nga soog a tàmbali sa contrat yow officiellement soog a tàmbali say contributi su nekkee ne bëgg nga su nekkee ne da ngaa yàkkamti da ngaa bëgg a utiliser laboratoire bi maanaam da nga bëgg mu liggéeyal la te préfecture xaw a yeex ci procédure bi convoqué wu leen su boobaa nag obligation la ci yow nga dem ci centre assistance fiscale yi CAF wala boog agence yi nga xam ne ñooy def contrat yi ñu defal la communication Unilab bi parce que boobu da ngay wax ne yow kat yaa ngi xaar préfecture mais préfecture convoqué gu la mais nag kii da nga ko soxla kon su boobaa IMS dafa la ne da ngay def communication Unilab ñooñu ñoo am obligation def communication Unilab bu fekkee ne dañoo choisir tàmbalee liggéeyloo laboratoire bi avant préfecture de leen convoqué boo demee ci centre assistance fiscale yi loi bi la ñuy suivre communication bi dañ koy antidaté dañ koy maanaam rapport de lavoro bi dañ koy anticiper parce que boo demee def communication tey mënoo ñëw ne tey nañ ma defal communication ne laboratoire bi maa ngi ko doon liggéeyloo démb mënul nekk donc yow da ngay wax ne lii da ngaa bëgg tàmbali ak moom mu liggéey fii ak ñaari fan fii ak ñetti fan fii ak ñeenti fan donc communication bi noonu lañ koy defee soo ci dem ci centre assistance yi nga xam ne ñooy assistance fiscale yi ñoom danañ defal communication normalement ni nga koy defalee ci temps normal su boobaa nag ci ngay tàmbali yow ci date bi nga tàmbalee communication boobu rapport de lavoro boobu ci ngay tàmbalee fay say contributi bu nekkee ne ci diggante bi préfecture woon na leen ngeen dem signer seen contrat su ko defee yow contrat bi moom tàmbali woon na déjà parce que def nga communication parce que da nga soxla laboratoire bi waaw kon loolu ñaar la kii dafa déclaré ne wane mi ngi doon liggéey loolu nit ki fay contributi forfaitaire yi kii moom dafa waxoon ne dafa bëgg a conclure rapport de lavoro quindi kooku amul obligation di fay contributi 156 euros yi lu ci mënti am rek bu ngeen jegee assistance fiscale yi centre assistance fiscale yi ñoom dañ leen leeral li nga xam ne nii mooy procédure bi waaye li ñu bëgg wax rek mooy jërul kenn di daw wala boog kenn di fay loo xam ne waruloo ko fay donc ki war a fay daal contributi mooy ki nga xam ne nii moo déclaré woon lavoro in nero te loolu tamit contributi bi nga koy fay in base déclaration bi defoon ki waxoon ne dafa am intention conclure rapport de lavoro amul obligation fay contributi fii ak anticipé wul contrat bi maanaam préfecture xaw a yeex ci contrat bi nga yàkkamti yow bëgg a liggéey loolu nit ki te mënuloo ko téye parce que yaa ngi xaar préfecture mu woo leen suba da ngay dem def communication bi mu nekk un rapport de lavoro régolare ci date boobu nag ci la ñuy tàmbali di la yónnee say contributi nga koy fay kon je crois que ci gàttal loolu laa bëgg wax ci contributi yi donc mu ñëwaat ci beneen audio pour gën a leeral li nga xam ne nii moo concerné effectivement sénateur yi bi nga xam ne nii décret de flux bi mujjee génn ba bërki dem xam ngeen ne
chaque année Italie dafay def benn décret flux boo xam ne nii da koy jagleel laboratoire régional yi bii génn nag dafa am particularité parce que dañuy dugal ay secteurs yoo xam ne nii effectivement war nañ ko mën a xam pour mën cee mën a profité pour effectivement mën a am ay kayit bu fekkee ne yàlla dogal na conditions yi mën ko remplir. kon maa ngi yemale kàddu yi foofu noonu li am solo rek mooy ñu xam ne effectivement képp koo xam ne nii am nga soxla ci xam ñaata nga war a fay ci contributi wala boog communication bi nga war def ci sa communication rapport d'avoir ginnaaw bi nga envoyé dem pare seen résidence fiscale boo dem dañ la war a mën a leeral wala mën a teg ci yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf